asalaamaaleykum mbokk Cheikh Haïdi bonsoir mesdames et messieurs dal leen ak jàmm ci télévision Futur Média ak ci seen émission bi nga xamante ni yéen a ko tàmmul seen bopp muy l'émission L'Oeil du Tigre. Alors tous les jours dama ci àndandoog le champion l'expert le consultant S-Qualité ñu koy woowee tonton Moustapha Guèye moom mi nga xamante ni moom moo leen décortiquer lamb de A à Z bonsoir tonton. Bonsoir ma nièce maa ngi lay nuyu. ñu mbokk téléspectateurs yi bàyyiwuma kenn asalaamualeykum. ñu ngi lay fay bu baax a baax waaye bala ñoo gën a xuus ci biir émission bi dañuy daal di jàll ci niñ leen ko tàmbalee muy le sommaire ndax ngeen mën a xam li nga xamante ni moom moo leen di xaar ci seen émission L'Oeil du Tigre. sommaire bi nag lii la di ngeen am li nga xamante ni moom mooy suñu premier jël ki nga xamante ni moom mooy Reug Reug moo ko séenee jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy Brise de Mer su ci paree ñu daal di def suñu deuxième jël Siteu la ñu tànn ak ki nga xamante ni moom mooy Malaw Seras bu ca jógee ñu daal di teg li nga xamante ni moom mooy suñu jàpp bu ca paree ñu daal ci teg li nga xamante ni moom mooy métier tànn ki nga xamante ni moom mooy Baye Fall bi Siteu ki nga xamante ni moom moo ñu koy may ni Sidath bu ca paree ñu daal ci teg li nga xamante ni moom mooy cant Siteu yi bu ca paree ñu daal di tëjëk li nga xamante ni nag moom mooy appel ñu ko séenee péerloo ki nga xamante ni moom mooy Siteu. Alors tout de suite ñu daal di commencer li nga xamante ni moom mooy seen émission L'Oeil du Tigre ñu daal di ubbeek li nga xamante ni moom mooy suñu premier jël comme ni ma leen ko annoncé mon consultant dafa bëggoon tànn ñi nga xamante ni moom mooy ñaari mbër yi nga xamante ni ñoom laa leen di citer tout de suite alors Reug Reug ñëpp xàmmee nañ ko di champion boo xamante ni dafa mel ni mon consultant daf ko benn place bu spéciale moo tax mu tànn ki nga xamante ni moom mooy adversaire am di Brise de Mer ak Reug Reug bëri nañ fi lu rëy loo xamante ni mon consultant da koo fas yéene décortiquer de A à Z nañ ko suivre ñu daal di dellusiwaat fii léegi. ñu dem il est donc mais nag règlement bi faama li mu wax mooy. waaw buñ la jëlee ci biir géew bi. waaw daan la ci bis ginnaaw saako yi. daan la ba tey jël bu ñu amole ga la. ah. bu ngeen déparé ci biir. jël ba am ca biti jël bu set wecc la budul am benn werante. loolu de jaaxal na ma xaw ma woon ci règlement yi loolu bokkoon. ah si waaye nag moo consultant à chaque fois boo xisee ba décortiquer benn lamb amul lenn luñ ciy teg lu dul no comments. Alors on va en profiter pour regarder une page de pub et revenir sur le plateau à tout de suite. Alors moo consultant gis nga li nga xamante ni bisik moom la ñu indi la kon du ma taay ci di ñaax suñu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan ñuy gën a farlu di dem di ubbi seen compte li nga xamante ni moom mooy bépp banque bu bisik. Alors bisik dafa indi li nga xamante ni moom proximité ak ñi nga xamante ne moom mooy client mi fu bëgg di leen satisfaire du jug ci di leen toppatoo du jug ci di leen nabbi man j'ai l'impression que ñu jàppee seen client yi comme ay bébé parce que dañoo bëgg di leen toppatoo bëgguñu benn yoon bébé bi mer dañu bëgg daal di ko teete ba ni bébé bi di màggee ba ni bébé bi di amee responsabilité ba ni bébé bi di amee wërsëgu boppam ba di ko mën a def li nga xamante ne moom moo ko neex muy ay projet yoo xamante ni ngeen koy déposer yéen bisik mën leen ci jàppale ba nga xamante ni ngeen koy mën a réaliser à chaque fois de votre vie indi leen li nga xamante ni moom mooy di leen dencal seen xaalis ngeen fay def seen i transaction di fa def li nga xamante ni moom mooy seen virement te âge yooyu dañoo xool suñu niveau de vie ñu xool ni que ñun kat mooy loolu dañoo xaw a sous-développé un peu ñu ni âge yooyu dañ koy yombalal ba ku ci nekk mën nga fa ubbi compte am fa li nga xamante ne moom mooy sa compte courant am fa li nga xamante ne moom mooy sa compte d'épargne surtout compte d'épargne yi c'est important da ngeen war di ubbil compte d'épargne yi nga xamante ni ñoom ñooy jeune maman yi comme man boo amee bébé da nga ko fay ubbi compte d'épargne parce que c'est important di nga ko mën a jàppale di nga mën a leer na yow di nga mën a assurer li nga xamante ne mooy bu amee bac études supérieures am yi donc ñun loolu la ñuy doyee compte banque ñun loolu la ñuy doyee compte épargne yi ñun maman yi dañuy bëgg di teete suñu doom di ko gunge te loolu bisik daf ñu ciy jàppale ba mu mat sëkk n'hésitez surtout pas doxantu leen dañu pour gën a nekk proximité ak ñi nga xamante ne moom mooy seen clients yi dañu dem ba ci VDN bi ñu fa lu mag immeuble bu mag gën a nekk en proximité ak ñi nga xamante ne moom mooy seen clients yi donc doxantu leen fa ñu renseigner leen déjà accueil bi dafa chaleureux dafa neex ci xol ba bëgg a dee soo egsee dañ lay teete nabee la renseigner la ba nga satisfaire ñu daal lay bàyyi nga dem kooku mooy bisik mooy la meilleure banque ici au Sénégal maa ngi koy wax maa ngi koy gën a dëggalaat kookoy bisik. C'est à 300 mètres de chez moi sur la VDN la banque bisik en plus Fama lutteurs yi nga xamante ne dañoo am métier. waaw métier boo ko amee tu es appelé pour nga dem def créer li ñu naan entreprise. oui et pour créer entreprise nag. parce que dafa mel ni yéen saison yi at bi benn yoon ngeen ciy bëre. benn yoon lañ ciy bëre. donc bu fekkee da nga am sa xaalis pasaree ko yamale ko ci bis bi ba après di nga am loo lekk. déjà nag donc bisik moo tax muy pare pour. waaw les lutteurs yi nga xamante ne. dañ fa am seen compte. waaw lamb tëj. macha allah. comme Siteu bi nga xamante ne tailleur la. tey jii bu demee seeti bisik tey jii def projet bi nga xamante ne pour
ubbi atelier tayram la. bisik da ko ci accompagner. da ko ci gunge financé ko wutal ko ay machine wutal ko ay tab wutal ko yi mu war a am yëpp. mu nekk tailleur bu populaire boo xamante ne su boobaa Siteu da ngay gis ne kon dafay bari ay nit yu muy ñawal. bu baax a baax képp kuy supporter am di nga bàyyi ku la pour ñawal. dem ci moom mu lay ñawal. ah waaw te dafa mën a dagg dégg naa. exactement donc la banque Bisik dafa nekk banque bi nga xamante ne daf fi nekk pour la jeunesse. nekk fi surtout pour les sportifs et en particulier mu nekk fi encore pour les lutteurs pour soutenir les lutteurs parce que sentir nañ ne mbër yi à chaque fois bu ñu bëree bàyyi bëree après derrière y a rien ci suivi ci ginnaaw. dëgg la moo tax ñu naan métier. baax ci mbër. dafa am solo amee sa métier nag. da koy jël dem dénk ci Bisik mu accompagner la sa arène ba pare. sa carrière de lutteur ba pare daal di dellu accompagner la si métier bi nga xamante ne moom la yor loolu daal sama gars yi mooy la banque Bisik. d'accord alors en parlant de Bisik dañuy daal di continuer ci moom suñu deuxième jël moom la ñu tànn ak ki nga xamante ne moom mooy Malo Seras ñoom la ñu fas yéenee àndandool pour suñu deuxième jël doon combat bu metti doon combat boo xamante ne moom consultant dafay sawar ci di décortiquer ko de A à Z nañ ci dem. dafa doon combat bi nga xamante ne moo lancé Siteu. waaw dugal ko dans la cour des grands. maa ngi koy combat ak Malo Seras bi. waaw nekkuloon favori Malo Seras moo nekkoon favori bi. bu baax ñu def exploit daan ko. wane fulla fayda ak jom ba am victoire. ak dooleem. donc ñu dem foofu xool leen kan mooy Siteu. ayca. moo consultant bu réussir ba décortiquer benn làmb amuñu lenn luñ ciy teg moo tax dañuy daal di enchaîner ak li nga xamante ni moom mooy sunu zapping miin ngeen ko xam ngeen ni tonton Mbaye Fall fu ne lay doxantu fu ne lay dem daal di xool li nga xamante ni moom mooy buzz ak actualité wala ñu koy essayer indil fii ci télévision Futurs Médias ci seen émission L'Oeil du Tigre pour gën a mën a susciter rek li nga xamante ni moom mooy seen curiosité ci actualité alors dem na fi nga xamante ni mooy RTS dem na fi nga xam ne mooy 2S dem na fi nga xamante ni mooy DTV dem na fi nga xamante ni moom mooy Sen TV pour mën leen fa indil le meilleur daal koy def ci sunu zapping bi alors à l'aide de tonton Mbaye Fall ñu daal di dem xool sunu zapping bu tay bi lan la. Mon consultant bala ñëw ubbi li nga xamante ni moom mooy émission L'Oeil du Tigre je tenais à remercier personnellement une grande diva une koo xamante ni sama mag la sës ci man rëkk wax dëgg fa yàlla di sama doomu ndey moom mi nga xamante ni moom moo chargé woon de ce intérim moom moo fi nekkoon ba nga xamante ni tu l'as coulé douce à Paris. Très bien. moom moo fi nekkoon di ma jàppale te rëccuwuma benn yoon li ma ko tànnee teg ci sama wet bi parce que matal na ko ba mu mat muy Mado Mbacké Ndiaye mention spéciale à cette grande femme. macha allah man maa ko remercier. parce que wuute rek. waaw ñu toogal la fa. nga jël si waat rek c'est énorme. billaahi te daf ko def téye na ko. yaa ngi ñun toujours nag ah. jàppal na yaa ngi fi maa ngi fi ñun ñëpp ngi fi. ñun ñëpp c'est la TFM qui gagne ñu ngi lay remercier li nga liggéey gis nañ ko. yëg nañ ko rafet na jekk na lool macha allah. ñoom nag seen songo xaw na yàgg ginnaaw gi rek la ñu daal dóorante ay sox ba sax Gris Bordeaux daal di dem faju ji mu daal di nag def 3 appuis arbitre bi nag daal di leen mayaat ñu bëre ci loole nag la daal kii nga xam ne mooy gonek Parcelles Assainies di Modou Lo daal di am ndam ci Gris Bordeaux ginnaaw rek ba mu defee lii di 4 appuis boobule combat nag nekkoon daal drapeau ki nga xam ne mooy Amadou Ba ministre de l'économie des finances et du plan mu doon nag laal combat boo xam ne ki ko tëgg mooy Pape Abdou Fall dinañ ci dellusiwaat suba gën ko yaatal ci seen émission Grand Combat bu Malick Thiandoum. ñaari mbër yaa ngi leewaatoo Boy Lebu Boy Dantec Boy Lebu nga koy fiile taf na ko mais sottiwul Boy Lebu jël na ko Boy Dantec daan na Boy Lebu. son door na léegi de waaw waaw da koo wong waay xeex bu yàqu na de Jackson corote ouais, Jackson daan na corote. Peut-être pour le prochain, il faudrait que Akuo redescende un petit peu de son nuage. Est-ce que ça sera un signe s'il perdait sur Kakuryu, qui n'a battu que 5 fois il a perdu 38 fois Kakuryu, il a gagné 5 fois. Mais il a gagné lui aussi en novembre 2015. Pour l'instant, il tient Akuo, qui a eu un combat difficile contre il tente son petit crochetage, mais ça avait marché sur Kiseno Sato, ça ne marche pas. Bon, il y en a qui sont là, mais vraiment c'est des amis, hein. Même samay doom lañu, ku mel na Aziz, ku mel na Pape Abdou Fall, ku mel na ñeneen ak ñeneen. Mais je ne peux pas comprendre que moment bi ñuy démarrer ak ñun, on les prenait pour des petits promoteurs.
ñëpp yóbbu ma fii jël ma yóbbu ma fii sax tribunal à cause des trucs j'ai eu des problèmes avec Luc Nicolaï vous ne voulez pas que je cite le nom des gens c'est ça la réalité xam nga dëkk bi il faut dire les choses telles qu'elles sont signer ak ñun exclusivité ba pare dem di joxe indil ñu fii ay problèmes yu dul jeex bon finalement Dieu a décidé ce qu'il a décidé ñaari mbër yaa ngi leewtoo bañ toppal na loxo Zarko Zarko bàcc Seras ñu ngi leewtoo bu diib ñaari mbër yaa ngi dégloonte Zarko bàcc Seras ñaari mbër yaa ngi dégloonte ñu ngi leewtoo Zarko daw na dóor ko këf tànk ba. En un moment je me suis retiré je me dis bon j'attends au moins que les gens bàyyi naa leen nañu def li ñuy def bon Aziz ñëw na fii ñeneen ñëw nañu fii on a discuté samay doom lañu fii la ñu nekk on est toujours ensemble non Aziz mais dama leen ne toujours bon dem leen défi dem leen continuer ba ñu xoolaat bon s'ils veulent revenir refaire des choses on est toujours là pour faire les choses. C'est mes amis dinañ ñëwaat. ay nit ñu baax lañu vraiment Papa Abdou Fall ñoom ñëpp à un moment dama leen yéegi woon parce que bon ay nit ñu baax lañu. daal bëgg nañ nga jàpp ci. ba lamb ji ñu soobee yàlla ñoom ñëpp dinañ ñëwaat ñu liggéey. téete nañ joxaloo ñoom ñaar Sakku door na dajawaat nañu ndeysaan dëbb na ko sol ba nga koro sa loxo ya sol na ko jigi bëre bu rëy Abdou Fall ndigal Sokh fa mu téye Sokh jël na ko ndigal bañ na laay Sokh bàyyiwul jëlaat na ko ndigal bañ na laay la Sokh daan na ndigal da ko yenu dóor ci suuf Sokh jël na drapeau bi. alors moo consultant ci li ñuy jàll léegi xam naa dina la neex torop parce que yàggoon nañu dégg ay jaloorem léegi rek nga daal di décortiquer li nga xamante ni moom moo bokk ci premier combat mi muy xale bu am jom xale boo xamante ni Baye Fall lañ ko woowee ñun ndax gëm gi nga xamante ni moom la gëm Cheikh Ibrahima Fall xale boo xamante ni macha allah ñi ko dar ñoo bëri muy ki nga xamante ni moom mooy Siteu Baye Fall suñu Baye Fall ñun Siteu mooy suñu Baye Fall. le phénomène alors moom macha allah am na année boo xamante ni rey na ci boppam. soonoon na ci malheureusement ndam bi féetewul ci wetam waaye macha allah démérité wul benn yoon alors tout de suite dañuy daal di dégg pelloo ki nga xamante ni moom mooy Siteu daal di jàkkaarloo ak moom ndax xam naa ne mbokk téléspectateurs yi bëgg ngeen dégg baatam te am na question yu bëri yoo xamante ni bëgg ngeen ñu posé ko mu jaare ci ñun ndax ngeen mën a xam ci Siteu ci lu mu nekk allo salaamaaleykum allo waaw Baye Fall bi allo Baye Fall bi ziar naa la. ziar bu wér. Baye yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant Serigne Touba. ana waa Alum Paya. waa Alum Paya ñëpp a ngi ci jàmm. ñu ngi fi de ba ragal yi ñu ngi fente. dëgg la. ñu ngi fente bu baax. ñu ngi ci jàmm bu baax. du ma la téye longtemps parce que champion bi nga xamante ni moom laa dendeel daf laa damoon trop te xam naa ne am na beaucoup de questions yoo xamante ni bëgg na la ko poser. ma baas sa tonton Moustapha Gueye. ok waaw Siteu ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaye di nuyu sa njaboot aussi. oui père maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay aussi tamit di sant Serigne Touba di wax ne jërëjëf borom Touba. macha allah. waaw di sant Serigne Touba bu baax di sant aussi tamit yéen ñi nga xam ne yéen nekk foofu. jërëjëf. waaw Siteu lañ la bëgg a laaj fu mu ne nii présentement mooy actuellement ci lan nga nekk ak foo toll. waaw ci li ma nekk mooy ci li ma nekkoon rek delluwaat ci li ma nekkoon nekkaat samay entraînement boole ci di sant yàlla bu baax di sant sumay commune di sant képp koo xamante ne da ngay bëgg Siteu aussi tamit di sant séeréer yëpp leew foral séeréer comme nit ki maanaam waaw père maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw mais lamb yi dafa tëj lamb yi naka la tëjee même pas un mois nga reprendre entraînement nu mu demee noonu. ah doo jël vacances. soo gisee mu commencé wàllu entraînement. xëy na man li ma métti foofu laa koy fajee. da nga am lu la métti. waaw non soo déggee man la li ma métti ça veut dire que man du ma mbër bu war a jooy ci làmb. dëgg la du ma mbër bu war a métti lu ci làmb. saa yoo fekkee ne yow daanu nga rek da nga war a dem utiwaat xool leneen xool say fay. dëgg la. waaw xamaa ne amaana ci loolu laa nekk man aw ma vacance man dama nekkaat ci li ma nekkoon.
d'accord. mais Siteu champion gis nañ ne combat bi nga mujj bëree ak ki nga xamante ne mooy Sa Thiès gis nañu nga indi état physique bu baax macha allah. gis nañu nga ñëw ak xadar bu bari. ak confiance gis nañu aussi nga ñëw confiance boo xamante ne dafa mel da nga doon ñëw rek jàpp daan loolu naka la demee aussi. dëgg la loolu nu mu demee mooy ça veut dire que xëy na suma xelu xale moo ma jàpp rek. waaw man combat bi dama ko liir ba mu jeex. waaw bi ma ko liiree nag aw ma leen lu ma ci wax ndax xam naa li ma ñàkk loolu suma combat. suma combat ba li ma ko ñàkk loolu lenn dong la muy ñàkk dal. yaa ngi dégg. kon loolu dafa mel ni kon du la dalati. non non gëwuma ci àdduna du ma dalati. lan moo taxoon nga ñàkk a dal donc Siteu. waaw non xëy na nekkal xale ak xëy na tamit confiance bu ëpp mooy sama ndam leer na ma man. ndax bu dee bëree yàlla xam na ne may na ma ko bu dee sañ-sañ am naa ko. si loolu moom xëy na tamit fit am nga ko. loolu aussi duñ ko warante sa dal sa mën a bëree sa taxawaay ci làmb du mais gis nañ ne benn teel nga ñëw ci làmb ji ñaar bi nga ñëwee ci làmb ji ba ni ngay bëree amul fenn fu ñu gisee nga toog noppul sax dal dañu gis yëpp nga nekk di da nga perdre beaucoup de. maanaam da ngaa yenn woon xew mi da nga koo jël rek aj ko. combat bay disoon ci yow wala combat bay réyoon ci yow. non mooy li ma la wax rek xam nga wax naa la li nga xamante ne moo tëgg loolu yëpp mooy maanaam xelu xale bi ñàkk dal bi yaa ngi dégg. bien sûr. waaw wax naa la loolu maanaam loolu moo ma ñàkkloo suma bis. exactement kon daanaka waaw dafa mel ni moom laa la waxal lépp. xamal la ne man xam naa li ma ñàkkloo suma bis. est-ce que xamoon nga ne Sa Thiès bu arbitre sifflé dafay ñëw sa kaw. man tamit xam nga si liggéey xamoon naa loolu xam naa ne bëri la. man dama pare pour dal ci kaw moom mu pare pour dal sama kaw. noonu la mais yàlla bisu ñàkk bokkul ak bisu am. loolu dëgg la. dama jël lépp delloowaat ko suñu borom ndax li ma doon bëree di daan ay nit. kon tey su ma bëree yàlla xañ ma damay sant. waaw bu baax. Serigne Touba moo ko wax nee na ko sant bu doole la te tey laa gën a sant ah. macha allah. waaw tey laa gën a kontaan ndax kii bëre mooy daanu. waaw mais man dama ko bëggoon laaj. lan nga combat bi ba nga ci jugee yan kii nga ci yan kii nga ci kii nu mu tudd yan jàngat nga ci am. waaw def nga introspection toogaat nga réfléchiraat nga xoolaat nga sa bopp pour yow lan nga décider instant bi ci sa carrière. li ma décider sama carrière. ñaan yàlla su ma amaatee leneen ñaan yàlla lépp lu muy dugaat. mu nekk loo xamante ne. ci lu muy dugg ci lépp loo xamante ne ci lu baax. ci ndam ci teey ci lépp ndax amaana ñëpp loolu lañ la xamee. dëgg la. waaw te moom lañ la nawee. waaw te aussi tamit man dama sant yàlla bu baax. ndax mënoon naa am loolu nekk lu ma jig kon lii moo nekk li ma jig. macha allah. mais champion man yàkkamtiwuma dara suma àdduna xam nga lu tax yàkkamtiwuma. xale nga. xale laa man ñi ma tollal âge amul kenn. toll niveau bu ma toll. dëgg la. kon loolu kese sant yàlla la. waaw Siteu dama lay tënk foofu dama bëgg a fàttali mbokk téléspectateurs yi ne Jubilé Moustapha Gueye en juillet 2010. Siteu moo gàddoon raw gàddu bi. man yàlla xam na ne xaw ma ko woon sax après dañ ma ko rappelé. ok que mu ñëw nekk lu ndaw mu gis mu daan jël bu spectaculaire maanaam mais ki daan jël bu rëy bi jël boo xam ne mu may fàttali combat wu Pape Cissé ak Rombalax dañ ko war ndomba mu def benn enroulement tourné daan waa jël bu rëy après la dañoo waxtaan ma ak moom mu ne ma père c'est Jubilé ci guddi ga en direct 2STV man maa jëloon raw gàddu ba ainsi de suite mais doo ko ba koy doo ko fàttaliku mais 2010 ak 2016 juróom-benn at la ci diggante bi Siteu góorgóorlu na fi bëgg na fi dugg na fi ci arène bi jël na fi autant de victoire ba am fi benn popularité boo xamante ne man bett na ma donc day wane ne Siteu dafa jóge ci mbapat popularité am mbapat la ko toppee mbapat dafa am importance gars yi mbapat lañ koy toppee ba ci arène bi mais Siteu dafa seetlu ne ñi ngay àndal ci làmb yëpp say morom lañ ay xale lañu est-ce que jotul tey jii waxuma nga changé mais nga yokk parce que ku yokk cere ñu ngi koy waxee doolu ñeex donc est-ce que jotul fi mu ne nii nga wut ay gars yu lay xaw a mag yu lay doxloo naan la nii la ak naa la est-ce que jotul nga xaar ne saison prochaine wala bu amatee combat noonu nga war a évoluer incha allahu rabi incha allah bés bu ma amaatee combat dinañ gis yeneen mag yi nekk sama wet très bien mais man awma lu may rëccu dëgg la sama carrière
ndax xamala moo tax dama ànd ak samay xarit man awma lu may yokk awma lu may wàññi su ma amul lu may yokk du ma wàññi. très bien. mais man samay xarit taxawul nañ ma ba ma yegg si fii yaakaar naa ne man fi ma yegg si ci làmb. yaakaar naa ne xale bu amul bopp du ma yegg si. kon man ñi may àndal ñëpp. yaa ngi dégg. mais nag li ñëpp gis dëgg la li ñëpp wax tamit dëgg la. dinaa woo su may ay papa. dinaa aussi tamit du ma taay di woo ku mel ni Père Tafa Gueye. mel ni yow ak keneen ak keneen. di ko demander conseil. di ñaan sa conseil ci man tayaluma loolu. voilà beneen bi. dama ko koy dolli moom di ko koy wax moom. moom Sa Thiès. di wax ne waaw moom Sa Thiès na déglu kàddu yi ma koy wax. yàlla moo mën a maye te yàlla xam nga ñan la maye. ñeent yi la maye. yàlla ñeent yi la maye. mooy ki mu bàddil. ak ki mu may. ak ki mu compal. benn bu ci nekk bokkul ak moromam. dëgg la. mais ki mu cofal ak ki mu bàddil ak ki mu may ak ki mu compal bokkuñu. te man suñu borom daf ma may bàddila naa mooy daanaka doomu aadama yi ñoo ma bëggal seen bopp. ndax lenn lépp du lenn man ñi may supporté Père Tapha ma wax la ko tey nga xam ko. amul kenn ku ci nekk suma fans ku ñëwagum seetaan si ma ñi may supporté ñëpp ñii samay xarit lañ ñii samay mbokku taalibe lañ ndax Serigne Touba oyof rek am solo. kon da nga bëgg wax ne indeegoo sa mbooloo ñëwul ci lamb ji suurulaay yàlla doogu moom a tiim Serigne Touba dong laa gëm. man fu ma doomu aadama fekk wala fu ma fekk doomu aadama kooku moo ma ñor man nit moo ma gënal lu nekk sama àdduna man amaguma supporter man samay mbokkul taalibe ak samay xarit kese ñoo may supporter. très bien. yaa ngi dégg. te aussi Sa Thiès maa ngi koy wax moom ci jëmu boppam. di koy ñaanal lépp lu ma duggati yàlla may ko lu baax yéene naa ko te yàlla na ko suñu borom may loolu. amiin. man maa ngi xool li sama kanam moom na xool leneen mais lenn dafa am. man Sa Thiès sama diggante man ak moom man maa ko may xaalis si làmb soo gisoon tey may def lu bari man pour jaay combat bi te man maa jaay combat bi bu naa la ne promotion bi suñ ko defee si 2 semaines ci la yem. kon combat bi man maa ko jaay te aussi bu dee man man def naa leen lu ñaaw wala wax naa leen lu ñaaw maa ngi jégalu ak bi ñëpp. très bien. ñu ngi lay dégg wàllu ak ñëpp te aussi tamit leneen bi may wax. moom di ngay ñaanal moom Sa Thiès. yaa ngi dégg. bu baax a baax bu dee moom moo ma gën a yaru wala moo ma ëpp taalibe dina feeñ ci kanam dina feeñ ci lépp ndax soo xoolee tey tribune am moom fu mu toogoon. valeur 10 mbër ñoo fa toog. d'accord. am na 10 combats yi am. kon man li mu am kase bu mu am sama combat su ko naree amaat ci beneen combat dina ma jaaxal trop wala promoteur ba tamit du yomb de. c'est très bien ndax da ngay mobiliser làmb mobiliser la. waaw mais champion. je pense que ne waxtaan bi li ci ëpp solo. mooy le fait que rek nga am oyofu ak nangu ak am kilifa wu jéggalu ki nga xamante ne bàyyi la ba pare référence la ci pour ñun ñëpp ci làmb muy dugg la le fait que mer na rek même bu dee da nga ko def yëfu mbër sax que mu mer rek nga jéggalu ko rek loolu rek tey parce que yaa Rasulullah sedd na xol père maa ne la baalu naa ko ak ci diggante doom ak bàyyi très bien bu dee leer na ma ni baal la ak ci xol bu sedd guy moom it waaw beneen bi di koy ñaanal moom yal na ko suñu borom wéral may ko jàmm ak njabootam. amiin yaa rabbi. ndax dafa am benn wax ju mu wax ma déglu ko. wax jooju dafa daw sama yaram. mu ne ma man Siteu su daanoon Sa Thiès sama kër day tas. ndeysaan waaye ngelawaay daanu ma ko ba xam expliqué. kon bu dee man maa la. oh c'est dommage c'est dommage on a été coupé waaye message am àgg na bu baax a baax et je pense que képp koo xamante ni yaa ngi summeeku di dugg ci arène bi di bëre boo doon pensé wee comme kii non seulement fair play am na violence du am ci làmb ji waaye boo leen xesee ba génn mel leen ñu bokk ndey ak baay dafa am importance nit ki day fàtte di jëlale tey baale te loolu laa gis ci taalibe bii nga xamante ni moom la ñuy woowee Siteu et j'en suis sûre que Sa Thiès aussi xol bu rafet la am et que ay jeunes lañ daal ay champion lañ bëri nañ ni mu waree
kenn daan na dem ñibbi ki ci des daan nañ ko dem na ñibbi moom tamit dañu ñaanal ku ci nekk jàmm c'est magnifique. kontaan naa ci moom. yéen xam nga ñoom ñaari xale lañu. boo seetloo Double Less. bu mu jëlee combat bi. waaw. ñeneen ñi dañu Sa Thiès d'accordul ñu ne Balla Gaye d'accordul. parce que waruñu bëri ñoom ñaar. mais Double Less en tant que grand lutteur. yàgg ci làmb. dafa ne bu ñu bëriwul tey tam dañuy bëri suba. dëgg la vaut mieux ñu bëri léegi. waaw mu jeex loolu moo gën a waral combat bi nekk. bu combat bi nekkee aussi dañu gis ne Sa Thiès dafa déggal bayam nangu combat bi dem bëri ji ko. dëgg la combat bu gudd la woon nag quand même bu yàgg bu metti. yàlla may ko ci ndam mais Siteu nag aussi mbooloo mi ko topp bari na ba nga xamante ne. raar nañu mbooloo topp nit noonu nga am conscience tranquille ne yocc. oui mais man dama jàpp ni lam doon def yëpp pour neexal làmb la. parce que ñun ñoo koy laaj ñun ñooy laaj jàppise yi ñun ñooy laaj tooñ yeeg cokkaas yi. yàqu dara ñuy neex ñun ñi nga xamante ne dañuy seetaan daf ñuy neex. donc je pense que mouvance boobu la toppoon ba mu doon tax mu doon def ay yëfu xale mu doon def loo xamante ni. y a rien de méchant. et je pense que comme que jàng na leçon bi xam nga li bon mooy nga bañ a jàng say leçon say erreur expérience boobu bañ na servir pour ëllëg. waaye kii ni mu waxee xam na bu baax li mu def. bu subaa kii de xam naa ne bu subaa xaw ma kan lay bëreel de waaye du yomb ci kooku. champion yi ngi lay encouragé di la souhaiter bonne chance di la ñaanal aussi nga teel a amaat combat saison bi yow mun na sax toog bañ am combat parce que da ngay feesal lamb sa Demba Diop. day neexal lamb place la te koo ci bëreel tam ku mu mun doon tamit dañuy gis ne 15 à 20 personnes yi da ko indi ci lamb ji donc li ma gën a frappé gën ma neex mooy Double Less bi nga xamante ne ñun monument la référencé ci ñun jàngal nañu bëri sur le plan international c'est un champion du monde il a été 3e mondial. macha allah champion du Sénégal ñëw lëmbe Sénégal yëpp dem ba encadré doomam am lu ko xaw a métti. doom yi roy ko nag mel noonu. roy ko ba romb ko nag laay wax ba situation boobu nag le fait que mu excusé wu rek. je pense que Double Less xam naa xolam. xam naa grandeur am leer na ma ne boog jéggal na la yàgg na. ci xol kenn waxatu lu mel noonu. donc soit Siteu kontaan nañ ci yow trop. ci intervention bi et macha allah. Père Tapha Gueye li ma laaj mooy suma diggante man ak sama papa Double Less. man papa Double Less mun naa laa ne bët baay laa koy xool te ngelawaay waxuma ko leen lu ñaaw te jëfuma ko leen lu ñaaw mais image dafa garaaw. Sa Thiès suma diggante man ak moom làmb moo ñu boole woon yàlla dafa mën a maye yàlla dafa may kii as tuut yaa ngi dégg kii mu bàddil ko kii mu cofal ko yaa ngi dégg kii da koo may mais ki ñu bàddil ak ki ñu may dañoo wute ki ñu cofal ak ki ñu compal dañoo wute man nag suñu borom daf ma bàddil yaa ngi dégg lii du man kon man Double Less su fekkee ne dama ko tooñ wala mos naa wone kanamu reewande ci làmb man du ma sigil xool doomu aadama su fekkee dama ko tooñ maa ngi koy jégalu moom waaye man jëluma intention tooñ kenn yaa ngi dégg mais nag Sa Thiès booba léegi maa ngi koy dégg ñu wax si télé yi mais nit nga wax si moom lu rafet da lay gën a yokk ay soppe man de du ma wax si moom leen lu ñaaw lu rafet rek laa xam si moom mais làmb moom ma boole woon ak moom làmb ji jeex na te gëm naa ne heure bi déwén moom dina taxaw ne su bëggee ma may ko sens man ak moom duñu benn yemuñu si làmb heurel moo ma daan te heurel bi ma daan xam naa ko li ma daan xam lan la sama ñàkk dal bisu ñàkk bokkul ak bisu ndam. alors mon champion dañuy daal di jàll léegi-léegi ci li nga xamante ni moom mooy métier miin ngeen métier xam ngeen métier bu baax a baax ki ñu koy may mooy Sida Thioune alors tey ki nga xamante ni moom la tànn muy benn champion boo xamante ni macha allah Baye Fall bii laa koy woowee alors moom mooy Sida di ngeen choqué ci xam ban métier la doon def avant parce que doxuma ko quoi métier bi nga xamante ni moom lay def ku ma ko yeewoon ci nelaw laaj ma ko may la non c'est pas possible ndekete métier boobu lay def ba pare ànd ci xarañte boo xamante ni c'est extra no comment on va regarder tout de suite. yaa ko woon yoon ba jëm ca dex ga mu naani Cheikh Ibra Fall mu toll nii Tabaski moom xam naa moo xew ci jamono na ngeen def ça va bien ça va na ngeen def waay bàyyi ngi ci jàmm rek baxurul xixmal abadan abadan billahi Cheikh Ibra Fall yay baabi xulo abadan mbokki téléspectateurs yi ak si neen fi nga xamante ne nag moo di Diamaguène Thiaroye-sur-Mer tey mën nañ wax ni wax fa dëgg yàlla fii nu yegg si nii
dañ leen di xamal li nga xamante ni moo am fii ci Diamaguène yegg seeti na nag di nuyu tous les téléspectateurs de la TFM ak seeti nañ ci li nga xamante ni moo di l'œil du tigre c'est tous les mardis bés bu ne dañuy xool kan moo aye dans l'œil du tigre yàgg ngeen dégg nag la mooy Alioune Paya nag bu ngeen ko déggee il s'agit de Siteu xam ngeen ne xale la boo xamante ni bu xew ci jamono xale la boo xamante ni bu nit ñi sopp xale la boo xamante ni bu mën a fecc loolu xale la boo xamante ni bu mën a bëre loolu waaye tamit xale la boo xamante ni bu am métier sur la TFM c'est parti. caan bi xeli ko léwal ak deuxième bu saf. kooku la. dëgg la ah mais Seck man ma wax la benn affaire damay dem joobi tey de dóori waar tuuti. carrément. Fala dew. foo gaan caan fu mu toll. waaw gaan dóor si waaye. bàyyi jàmbur nag. caan boo xamante ne 3 heures de temps ataaya. moo dàq bu ñaasa caan de. ajo foofu man dama bëgg a ñëw gontu gaan. ma bëgg a gontu quoi. waaw événement bi moo tax doo xam sax. mais soo demee dañu bàyyi xel dañu war a ñëwaale. Seck waxuma la njaxas. tabaski bi foo ah. waaye instant yii lu dul njaxas dañ koy dóor. maam Seera Fall xam na loolu. Aminiru. Aminiru kay. yow Fada. affaire mooy loolu ñun caan rek la ñu xamal. di caan bàyyi caan bi bari na bàyyi. loolu ci xool bàyyi. ay fo. waaw bàyyi ma dugg waaye ma bëgg a gon. non bàyyi ma dóor gaan instant dama war a dem joobi Seck. waaw. ate. vous avez vu ah xam nga lii rek bu ngeen ko xoolee am na lu muy wax te dem na cin bu naree neex suba xeeñ ki fi nekk nag moo tax ngeen gis lii lépp asalaamaaleykum. gars yi dañuy def ay waaye mais kii di sama copain. mais copain. kii mooy Siteu. Alioune Paya. ni ngi Alioune Paya wala fii mooy Alioune Paya. Siteu na nga def tey dañu am contentement bu mag ñoo fekk la fii ci Diamaguène ñu gis say xaritu mbokki tailleur ku ci nekk rek ñu gis li ngay wane jaloore bi manoore bi waaye nag Siteu tey nga fas yéene wan say fan si lan nga mën a du làmb rek nga xam du bàkku rek nga xam du xeex rek nga xam waaye am nga sa métier te sa métier nag yaa nu koy faram-fàcceel tey ba nu xam yaay kan xam fan nga jaar si sa métier xam lan nga def si sa métier mbokki téléspectateurs yi ndaanaan nañu toogal xale boo xamante ni bu ñëpp sopp xale la boo xamante ni que heure bu jógee Sénégal ñëpp jóg xale la boo xamante ni bu bëri ay soppe waaye tey moo leen di wan li nga xamante ni moo di métier muy lan tailleur Siteu tailleur la Siteu lan ngay woon mbokki téléspectateurs yi lay seetaan. xam nga yow da nga ma ñëw fekk fii xama woon di nga ma fekk. mais lenn laa la mën a waxal man tailleur mooy suma métier.
fii laa jàngee métier si marché bi nga gis ak nii mu mel nii. fii. waaw fii laa jàngee métier fii laa xam Moussa Fall moo ma jàngal métier ñoom Pape Ngom ñoom Béytir Diop Pa Soumaré seen loxo laa jàngee métier waaw. kon aussi tamit fekk nga ma fi dinañ ànd ma def benn affaire mais nag li may def. damay ñëw benn affaire. yow mi waaw damay ñëw benn affaire jox la ko nga yóbbul ma ko Père Tafa Gueye mu sol ko si émission bi. Père Tafa dégg nga Siteu lu mu wax de dafay ñëw benn affaire ma indil la ko nga sol ko dans l'œil du tigre kon Père Tafa pare nga waaye ñu tamit pare neen aca kon Siteu en action aca Siteu waaw liggéey bi ñaata at nga ci def. liggéey bi def naa fi man ma xool 2002 2003 laa fi ñëw. 2002. waaw 2002 2003. ok waaw. kan moo la jàngal métier bi. Moussa Fall mooy sama patron. mais ñun Moussa Fall mun naa la ne ñun ñoo nekk ndaw yi fi mujjee ñëw. ah bon waaw jàngal na suñu mag sama tons bi moom moo ko jàngal métier. yaa ngi dégg ber ko kii moomu fii nii daanaka moo ma jàngal métier. waaw mais lépp waaw. ak muy moom ay ñoom Pape Ngom bari nañ ñoom Père Soumaré bi. mais métier bi def nga ko ñaata at. def naa ko pendant est-ce que dafa lay 10 ans. ay 10 ans. waaw 10 ans def nga métier tailleur 10 ans yi su ma la koy laaj lan nga ma ciy nettali ci 10 ans yi. waaw nekk na loo xamante ne am naa ci lu ma neex am naa ci lu ma métti. tey lu neex li boo la koy wax ci fukki at naka nga koy tënkee yow. mais li ma neex daanaka bari na bariwul li ma ci gën a neex mooy nekk naa koo xam ne jàng naa fi métier mais li ma neex mooy dama tarbiyu dama ci daj lu métti dama ci daj loo xamante ne man biir na ma tey man am naa suñu métier sama patron xam na man nan laa meloon si ñëw. loo ci daj wax na ko. waaw non bari na mooy. bëgg nañ xam jox na exemple yi lan nga ci daj. métti na ndax daj naa si lu nekk. lu mel nan. ça veut dire que mooy tey lii métier balaa nga ko am day neex muy métti mais li ma ci gën a neex mooy man jour bi ñu ma si njëkkee jox sama patron événement jot mu yëkkati 1000 francs jox ma ko. 1000 francs. et après événement ma nekk xale bu ndaw mais dama kontaan ci temps boobu suñu kër jàmm gën ba suñu kër dama ko daw. ci 1000 francs yi. ma dem jox ko sama yaay man loolu moo ma ci gën a neex. loolu bokk na ci la ci gën a neex. loolu moo ma gën a neex. lu ko gën a bégal noo ko déggandoo nee na bis ba mu jotee 1000 francs nee na bis boobu fàttewu ko dafa daw ba këram dem yëkkati 1000 francs yooyu jox ko yaayam lan nga ci am lu ci la gën a naqari. li ma ci gën a naqari daanaka bari na maanaam bari boo xamante ne mënatuma si jaaraat pour man nekk na loo xamante ne chaque jour dund naa ko mu nekk loo xamante ne man pour man du lu ma lay wax quoi. àdduna moo demee noonu. dafa diis dafa metti boo koy xalaat sa xel day sori boo koy xalaat sa xol dafay jeex lan ngay yëg actuellement. non li may yëg mooy yëfu góor yàlla. yëfu góor yàlla te xam na ni te ñun xam nañ ni Baye Fall nga te Baye Fall yow wax nu rek waaw Baye Fall nga daal. non. yaa ngi am yëg-yëg. maa am yëg-yëg quoi mais man su ma sañoon nga jégal ma ko. man nag du ma la ko jégal ndax man du ma la ko baal ndax xam nga lu tax tey Sénégal àdduna xoolal mën naa ni Afrique partout ni ngi seetaan li nga xamante ni moo di l'œil du tigre te da nga am soppe fu ne ci àdduna bi boo amee lu la neex Sénégal bëgg boo amee lu la naqari gëmal ni Sénégal danga koy partagé ak yow mais loolu nag bëgg nañ xam li ngay yëg nii actuellement dafa mel ni sax yaa ngi mel ni kiy changé ci diggante bi. balaa maa tëdd ci jullee amoon naa fi doom day ju baax juñ daan wooyee soogi
ba mu demee ba tey bëgg naa balaa maa dugg ci julle lan la. lu mu doon mooy tey man góor yàlla laa pour man sama rongoñ dafa jeex waaye maa ngi jooy suma xol. lan mooy jooyloo sa xol. dafa am benn tuutànk boo xamante ne ñoo jàngandoon métier kii xam na ko muy Bada Mbaye suma xarit la woon ñoo jàngandoon métier mais daanaka jour bi muy gaañu jour boobu man ak moom ñoo jógandoon si marché ñu nekk ay boy ndaw ay famille sax yaakaar naa seen famille ñi xam kooku sax bariwul mu dëkkoon ngéwél li raxu ñoom tubalaay sama xarit la woon ñi ànd guddi ak bëccëg. naka la leen arrivé loolu. loolu li ñu arrivé mooy daanaka mën naa la ne ci marché bi lañ jógee feebarul dara jotu ko. ñu ñibbi si laan demee ma dem seen kër gi jëli man bokk naa si ñun ñi ko xam ne moom dafa gaañu ndax fekk naa ko ci biir néeg te seen waa kër xamuñu ko. kon yow gis nga ko. mu gaañu naka nga xamee ne dafa gaañu. non man xaw ma ndax ñëw naa yee naa ko jógul après ci laa woo yaayam ñëw après si lay kilifa ñëw xam ne kii dafa gaañu te feebaru la si temps boobu mën naa la ne ñun ñi ànd même Jili Mbacke bi may tëgal ci la bokkoon ñu ñoroon moom fi la doon liggéey atelier ñoom Pape Seck kii xam na li ma koy wax temps boobu Bada Mbaye mu ngi liggéey atelier Samba Diallo waaw bari na ñun ñëpp ñoo fi jàng doon métier ay ñoom Xaarim Naar ak ñeneen ak ñeneen comprendre kon maanaam dafa nekk loo xamante ne man góor yàlla laa man dama ne si àdduna sama rongoñ jeex na sama rongoñ jeex na ndax man lu neex safatuma lu métti safatuma mais dama naan li ma war dama koy def lu ma warul def du ma ko def ci àdduna mais marti jaamu ga nekk na loo xamante ne saa yi ma fi rombee dama ciy gis sam bopp yàlla xam na ne du ma fi sax bëgg a ñëwantu ndax saa boo fi ñëwee sa xol jeex. waaw ndax fii dama fi tarbiyu dama fi nekk lu nekk fii dama fi doon jëlee añ man toog naa pendant 3 ans man maay jëlee añ te mosuma téye boolu añ dama koy yenu rus naa sax mu tuuru ndax wormaal ko. ak yan encore. waaw li ma am na beneen boo xamante tamit métti na ma muy sama patron Moussa Fall benn jour man benn yoon laa mos a fàttaliku fu ma tuuree añ. comme mosoo tuur añ. mu tuur añ benn yoon. mosu tegu na la table. non jour boobu teguñu ma sa table mais xool na ma bët boo xamante ne man dofuma mais man Moussa Fall rek laa ragaloo sama àdduna. grand mooy Moussa Fall. non Moussa Fall mooy xaritam bi mooy moom ñaar xam expliqué après di ngeen ko gis mu wax ak yéen kooku su ma Moussa na xool man damay xam lu mu wax te du wax ak man mais su ma xoolee bët ma ne jàgg xam naa lu mu ma wax te maanaam du question ay mu may dóor wala saa mu xam expliqué mais man su ma ko gisee caractère bi nekk ci moom su ma ko gisee rek li jóge si man daf lay wàññi daal. yaa ngi dégg kooku su Moussa na dugg si atelier bi ba muy génnaat si atelier bu dee def fi yenn suba ba ngoon kenn du wax. da ngay kat du man kese. en tout cas gis neen moment yi neex yi nga expliqué nii yëpp mais n'oublie pas que nag tout le temps ni ngi xaar chemise bi actuellement bu nu paree ci lii ci lan nañ jëm directement. léegi damay dem ñaw chemise bi. ok. mbokki téléspectateurs yi gërëm nañ leen yéen ñi nga xamante ni yéen toog di seetaan Miroir du Sénégal tey nag na ñëw indil leen ki nga xamante ni mooy seen doom seen xarit seen am di jàmm nu koy wax Siteu Siteu nag gis ngeen li nga xamante ni jot na ko wane ci wàllu métier di tailleur boo xamante ni bu confirmé pendant 10 ans Siteu nekk ci li nga xamante ne mooy wàllu tailleur gi waaye aussi dund ci lu ne daj ci lu ne ki ma dendal nii nag mooy pa bi nga xamante ni moo ànd ak Siteu
Papa Moussa Fall nu koy gërëm bu baax a baax moom nag moo jàngal métier ki nga xamante ni moo di Siteu duñ def lu dul papa nuyu la di la laaj kan mooy Siteu ana ban yar nga ko yar ak aussi yan seede nga nu mën a jox si Siteu depuis mu nekk ak yow lan nga nu mën a seedeel ci liggéeyam. waaw asalaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu ñëpp maa ngi leen di ziar maa ngi maa ngi mbégte ci daje bi maa ngi nuyu rajo bi ak télévision bi ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko pour feeñal jaar-jaaru mbër yi nga xam ne am nañu métier. ndax métier dafa nekk lu am solo ci doomu aadama. ci yonent bi la jógee yonent amoon na junniy métier. kon ku amul métier rek ci yow la. te ku ne xam na ni làmb yàggul. comme yàggul nag métier da koy accompagner. moom Siteu nag am na chance am na métier boo xam ne métier noble la. ci kër gi ngay liggéeyee ci kër gi ngay fayoo ko te mu la nekkaan jóg dem dëj wala ngente doon ni ma sangu te ñëw. da ngay sol seen rek dem sa yoon kooku métier noble la. man nag maa ko yar maa ko jàngal métier muy ko xereñ tamit nag ci métier bi ni mu xereñee ci bëre bi noonu la xereñee ci métier bi. bi xale bu ndaw laa ko yor muy liggéey si di jàng métier am di def li nga xam ne mooy rôle apprenti te mooy di boyal fer di passé di ourler di jëlee añ sama kër di ñëw ak taxawaay yu mag sëkk moom nekkoon ak man ba yàlla dogal ma commencé ko jox muy ñëw ci biir ñëw bi nag ci lay ñëwee moom neex ko léeg mu dem am lambam dem mbapat toj ko ñëwaat mbapat bu musa dem da ko toj ñëwaat moom daal tamit ni mu mel ci stade noonu la mel ci mbapat yi ñetti kaar daan yóbbu la ñeenti kaar te boobu xale bu ndaw la kon lii dafa yokku mais wàññeekugul métier bi nag jàmbaar la ci wax naa la ko léegi ni mu xarañee ci mbërë bi noonu la mel ci ñëw bi muy jógee fii di wàññi métier bi lamb talatu ko ndax lamb ji damay jël tuuti jox ko di ko daggal ma ñëwal ma lii mu ñëwal ma lii loolu nag ci mën la bopp dem naa ba dootuma ko daggal maa ngi daggal mais ba bi mu fi jógee dama koy jox tuuti mënu ma tool père lan laa koy ñëw mën ko tey baas mu dagg ñëw ba mu rafet jox ma bu dee sabadoor mu dagg ñëw ba mu rafet jox ma kon nag ku mën métier bi la ko war a toppatoo la nag ndax métier kenn du ko sàgganee lamb ji lu mu neex métier moo koy accompagner te ci métier bu baax ci nga amee honorable ci lamb ju baax ci nga amee honorable kon nag li ma ko waxoon moom laa koy waxaat ci biir sa atelier nga liggéey gérer ut say nit def sa confection di liggéey am sa xaalis booy ak sa lamb bu lamb jeexee nga continuer bu lamb jeexee nga continuer. Siteu li sa patron wax ni yan kàddu nga ci yokk. waaw li ma ci yokk mooy kii aw ma fayam Moussa Fall bi ak Pa Soumaré bi ñoo ma jàngal métier fii mais kii mun naa laa ne man moo ma yar ndax bi sama papa gaañoo mun naa laa si guddi yooyu jamono yooyu laa bàyyi jàng mais bi may yor boobu xale bu ndaw laa boobu ay 12 ans laa am mun naa laa ne man moo ma dundal ba ma toll nii su ma neexee ma wax loolu ndax këram laa doon jëlee añ daanu ma ñibbi ndax man maa fi nekkoon xale nee naa la añ fii booy fi jaar yëpp si atelier bi ak patron yi ma fi jiitu woon kenn mësul jëlee añ 1 an balaa 1 an di nga am keneen ku la remplacer mais man pendant 3 ans man maa doon jëlee añ këram man kii rek moo mun a wax ci àdduna moo doon wax ci àdduna ma dégg mun naa laa ne li nekk ci man yëpp yaakaar naa jëmmam ji moo tax kon kii man aw ma fayam tey aw ma fayam suba yaa ngi dégg mébét bi mu am nag kii du man kese ay junniy doomu aadama ñoo ngi jàmm gën moom moo leen def lu ñu doon kon kii man li ma koy ñaanal yéene bu mu am si jàmm gën yàlla moo ko xam mais yàlla na ko yàlla mottali. Siteu ni ngi lay remercier bu baax a baax papa ni ngi lay gërëm yow tamit bu baax a baax di gërëm mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni que ni ngi seetaan la TFM Miroir du Sénégal merci à toute l'équipe technique ni ngi remercier le caméraman allié le caméraman Nazir et le grand réalisateur hors pair Tonton Mbaye Fall. Merci à tous les téléspectateurs. C'était l'œil du tigre avec Siteu. Le grand tailleur, il est là. Ku jaxle wol Siteu mooy ñëw mooy dawal machine bi moo lay daaminaal moo la koy livreur lii nag mooy l'œil du tigre kon à très bientôt sur la TFM. moo consultant naka nga gisee Siteu. ah Siteu macha allah. tey wane na rek mbër boo gis am na métier. pour yow aay na wala aayul. ah macha allah li ma gis nii wax dëgg yàlla dagg na dagg bu rafet ñëw na ñëw rafet ak. kon chemise boobu ku la ko joxoon tey nga sol ko. ku ma ko joxoon tuuti ba soobee te chemise mbër la ñëw na de li ma gis noonu rek. waaye chemise bu yaatu peut-être. Tiens indil naa la chemise dama bëgg nga sol ko en direct parce que Siteu moom moo ko ñëw. merci voilà lii moom da nga koy sol tout de suite. alors téléspectateur yi daal di gis li nga xamante ni. dama koy sol déedéet à part mën bëri bi nga xamante ni moom moo nekk. ba pare nag mën na lii. ba pare nag jëlul sa mesure ba pare mu jot ma. jotale sa kër barke. mais macha allah. dama koy tëj colmaaw la. mais colmaaw la ko daggal xaacim.
macha allah. c'est magnifique alors Siteu lii la defoon. lii la demoon def ak ki nga xamante ni moom mooy Sidath Thioune ku ci nekk da nga am sa métier te da nga cee xarañ macha allah man moo tax man naw sama mbokku mbëri parce que dama xam ne dañoo am jom bu ñu waree futteeku mbëre dañuy futteeku mbëre ba mu mat bu ñu paree dañuy daal di delluwaat ci li nga xamante ne moom la ñu miin moom la ñu mën muy seen métier gis ngeen li nga xamante ni moom moo nekkoon métier Siteu muy nekk tailleur xarañ na ci ba dee ñëw la ñu benn chemise boo xamante ni colmao la yi nga xamante ni mooy lastikri yi xew mu ngi noonu félicitations à lui. merci Siteu ci mbubb mi nag bokk na ci mbubb yi gën a fonk parce que dama mos a gis mbër buy nekk tailleur bu mu offrir lu mel nii. c'est magnifique moom mu jël métier am ñaawal ma lii ba pare jëlul sama mesure mu nekk sur mesure. waaw macha allah. nii nekk ni ñu koy waxee ci waay près du corps. près du corps. bien ba bëgg a dee. ba pare jàpp la ñu ba xool bras yi. ñëpp génn. pectoraux yi génn macha allah. xaaral ma xaw koo capp tuuti rek voilà. merci Siteu. mais maa ngi koy demandé aussi mu continuer métier am mën nga nekk mbër. bu pare yor sa tabaski baa ngi ñëw de ma ne ko tabaski baa ngi ñëw de. yeneen yu bare ngi fi sa métier la occasion lay nekk pour yow sax pour ñi la bëgg yëpp ñëw di ñawlu ci yow. vraiment continuer sa métier continuer sa bëre mën nga xëy di ñaw ngoon nga entraîné ji du tey nga def say combat. waaw conseil boobu daal moom mooy bi nga xamante ne moom lay jox di gërëm di sant bu baax a baax macha allah. waa léegi wuy ma xam nga fu ma lay yóbbu. dañuy def ay cant. Baye Fall be xam nga man sama maam daa àndoon ak ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Ibrahima Fall. donc man dama bëgg képp ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall sa biir xol dama lay sopp dama lay naw. maam Cheikh Ibrahima Fall nag Fall mooy maami Cheikh mooy maami sama benn xarit bu ñuy wax Moustapha Fall. mu Cheikh Fall si Cheikh Fall Mbawar maa ngi koy ziar baax a baax Fall. man de moo tax ñu gàlle ndax dégguñu tukulóor ndax sama maam daa toppoon ki nga xamante ni mooy maam Cheikh Ibrahima Fall dem ba fi nga xamante ni moom mooy Thiès kër Cheikh mu daal fay sant donc dañu daal dem ci cant yi nga xamante ni Siteu lañ ciy àndal daal di dikkaat rek fu ñu dikkee mu gën fee neex. Serigne Touba la ñu ànd ak yow ak Cheikh Ibrahima Fall dara ji Serigne Sidi Mbacke alxuraan loo am Serigne Touba ko gën. Baay Sidi alxuraan yàlla lay yëngoo. Cheikh Anta Mbacke mooy sa maam yàlla lay déggoo. Baay Sidi alxuraan yàlla lay yëngoo. Sidi Mbacke alxuraan léppam yàlla la. an ban jandan xandan yan gandan man nan san xan fandan xan ran santal safar bang sa sin jannatu yow nga magal ko say maase ay lala bay Sidi moo tax fu nu taxaw ñu naw ñoo bay Sidi moonu moom ay la bay Sidi ni yeewu leen bay Sidi woote naa yaa salaam di wax ne jërëjëf borom Touba comme ni ñu koy waxee saa su ne rek waaw daanaka amatuñ leen lu ñu wax daa mel ni Baye Fall wax nañ lépp ñun li ñu wax mooy dañuy sant àdduna ñun lii lañ am cant waaw Sëñ Bamba moo ko wax nee na ku sant mu dolli la kon ñun luñ mën a am cant la mën a doon si ñun waaw ba tax na rawatina lii lamb sayer la waaw te lamb ñun fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi ñun suñu ndaw lañ si yaakaar ak suñu kattan mais ñun Serigne Touba képp lañ yaakaar moom lañ doylu waaw ñun ñi di ànd nii lii du hasard di démb la woon tey soog a ñëw waaw fii daanaka ñi fi nekk ku ci nekk xam nga turam wala koo ci xamewul turam xamee nga kanamam ñun li ñuy wax moo ngi ñoo ngi sant jàmm gën ñëpp ak lépp lu ko wër affaire bi nekkatul jàmm gën kese àdduna la nit fu nekk lay jóge di ñëw kon amuñu seen fay maa ngi sant ñëpp man ñoo ma gën amuma kenn koo xamante ne maa la si gën nday sooy xool amaana sax ñoo ma gën nday mais tey ñu bàyyi seen lépp topp sama jëmm ji kon maa ngi leen di delloo njugal di leen baaloo àq di sant ñëpp di sant nag Serigne Sidi Mbacke suñu Serigne di ko sant bu wér di sant kilifa diine yëpp di wax ne kontaan nañ lii moo gën a neex suñu guddi gi tey moo ñu dàqal lu ñu am si àdduna. benn
nga dunu deppa dunu daw dunu dellu gannaaw su njalaale yàlla yaa nu ma ak sa rafet na Fall barke Maam Seera Fall lépp rafet na barke yaa Rasulullah lépp rafet. alors l'émission tire à sa fin moo consultant lan nga bëggoon wax suñu mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan. li ma wax suñu mbokk yi seetaan moom mooy rubrique bi nga xam ne mooy métier. actuellement dafa nekk bokk ci doole émission bi bokk ci li nga xamante ne képp ku seetaan di nga xam ne mbër yi nekk ñu ay gars yu taxaw rek doonte ko bañ dem seen yoon dañu am ay métier. oui bii di ñëw nag. bravo ñu ngi lancé message ki nga xamante ne mooy Sa Thiès doomu Double Less jooju. déedéet Guèye rek Balla Gaye am na métier am. wax na ma métier bi muy def te incha allah semaine bi dinañ ko def ak moom. dégg naa ko donc mardi bi ñu ñëw rendez-vous ak ki nga xamante ne mooy Sa Thiès. dinañ am aussi ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers numéro 2 mi nga xamante ne dafay travail froid. dañ am ki nga xamante ne mooy Balla Beye numéro 2 ñu gën ko xam ci Baboy. moom tamit. dañ am aussi ki nga xamante ne mooy Baye Mandione ñi nga xamante ne lébu la dëkk fii ci Thiaroye. Baye Mandione moom lan lay def dañ am Diène Kaïré maanaam pour ne pas citer tous les lutteurs bépp mbër boo xamante ne rek yaa ngi ci arène bi di bëree. dañ dem ba sa kër fekk la fa dafa yooyu métier mais rendez-vous très bientôt. Lac de Guiers numéro 2 Sa Thiès Modou Lo Gris Bordeaux ñi bëre seen fin de saison. Modou Lo xamaguma métier am. dëgg la peut-être dinaa xam métier am. Gris Bordeaux xamaguma métier am peut-être dinaa xam métier am yooyu yëpp dañ ko am ak yéen très bientôt ci émission yi di ñëw. d'accord mais bii di ñëw daal ñu ngi langaamu ki nga xamante ne mooy Sa Thiès. ok alors ñu wiiri fii pour tàggoo. pour jox rendez-vous mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan. mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo bëgg groupe Futur Média di ko sopp à chaque fois leen jox rendez-vous nag semaine prochaine ci yeneen innovation de taille ci yeneen xeetu bagage yu baax. ak ki nga xamante ni moom mooy suñu concepteur muy tonton Mbaye Fall donc ñu remercier équipe technique bi di remercier ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàll ci habillement bi ak ci bopp bi di ngeen gis seen numéro de téléphone donc on vous souhaite une excellente suite des programmes sur la TFM le meilleur reste à venir ak groupe Futur Média. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Au revoir.